internautes Dakar Buzz TV nuyu nañu leen bu baax a baax en direct fii ci centre des œuvres universitaires bu Dakar li ko waral nag du leen lu jàmmarloo yu dox ci takk der yi ak étudiants yi nga xam ne dañoo nekk file li ñu jot nag ci xibaar mooy rek ne dañoo ñëw jàppale tey jile ñi nga xam ne ñoom ñooy seen mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci université bu Bambey gis nañu ne foofu la démb sax recteur bi dafa autorisé woon à ce que rek ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñu daal di introduire ci biir université bi ba am sax ñoo xam ne teg nañ leen ci loxo loolu nag ñu daal di mer ba futtu tey nag étudiants yi nga xam ne ñoo féetee fii ci Ndakaaru di wane rek seen naqar comme ni ngeen ko gisee lacrymogène bi ak xeer yi moom safewul fii nga xam ni moom mooy ci université bi ndax gis nañu ci suba ba léegi 8h ba mu jotee ba ci jamono ji ñu ngi ci 10h42 ñoom ñi ngi jàmmarloo dem bi ak dikk bi nag demewu feeg noonu gis nañu dispositif sécuritaire bu takku daal boo xam ne tey ji takk der yi am nañ ko file ñoom nag ñi ngi ci biir loo xam ne taal nañ ko ci biir université bi Amadou moom moo nekk noonu boo ko mënee jël rek muy saxaar bu méttee métti boo xam ne gis nañu ko foofule waaye ñoom it ñi ngi ci biir am na ñoo xam ne ñi ngi ci kaw pavillon yi xeer yi foofu la doon jóge di wàcc takk der yi nag ñi ngi ci suuf nga xam ne ñoom it ñu ngi rek daal di sànni li nga xam ne moom mooy ay grenade lacrymogène léegi nii rek am na renfort boo xam ne daal di ñëw muy ñaari pick-up yoo xam ne teg nañ ko gis na itam koo xam ne tegoon nañ ko loxo mais mujjee gi dañu ko mujjee bàyyi waaye daal lu ci munti am mooy jàmmarloo bi jeexagul def nañu 3 tours d'horloge yoo xam ne takk der yi ñu ngi xeex rek ak ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi nekk fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi gis ngeen ko sax policiers yi moom dem nañu sax bay léegi xeer la ñuy mujjee jël di ko sànnante ak ñi nga xam ne parce que sànq chef bi nee na leen dañu économiser li nga xam ne moom mooy grenade lacrymogène yi peut-être que loolu moo tax rek bu étudiants yi sànne li nga xam moom mooy ay jet de pierre ñoom ñu riposté par des jets de pierre gis nañu ko daal mooy li nga xam ne tey jii moo xew fii ci université Cheikh Anta Diop ñu bàyyi leen tuuti rek ak image yi ngeen xool décor bi nga xam ne moom moo fi am. lan moo war tey front booy bi ngeen def tey ci suba. front bi ñu def tey ci suba li ko sabab rek mooy naqarlu li nga xam ne mooy conditions yi suñu mbokk étudiants yi nekkee foofu ca université Alioune Diop bu Bambey ndax umpalewu leen ne depuis ay weer ñoom ñu ngi mën ay action ngir rek maanaam ñu mën leen dellool seeni droit yooyu nag li ciy jiitu mooy li nga xam ne mooy amical ba di coordination bi doon représenté étudiants nekk foofu ca Bambey ci ndigalu recteur ba amical boobu dañ koo tasoon te loolu ñu jàpp ne du yoon ci ginnaaw bu ñu tasee amical boobu nag la étudiants yu commencé di jànkonteel yenn ci ay jafe-jafe di mag di law dem ba maanaam ñu am li nga xam ne mooy intoxication alimentaire lu ëpp 200 étudiants amoon intoxication alimentaire ndax joxoon nañ leen reer boo xam ne jaaduwul baaxul ci gàttal reer boobu baaxut ba tax étudiants yooyu ñoom ñëpp ñu amoon ay jafe-jafe ñenn ñi sax jaar fa feebar ba ci biir ñooñu nga xam ne amoon nañ intoxication mu am koo xam ne génn na ci àdduna loolu étudiants yi continuer di ñaxtu di manifester te ba léegi autorité bi nanguwul leen reconnaître nanguwul sax toog ak maanaam étudiants yi ñoom ñu wax déggante li nga xam ne mooy situation bi ndax étudiants yi bëgg nañ jàng te fu mu nekk nii autorité bi nanguwul leen déglu ci ginnaaw loolu lañ defoon benn rencontre foofu ca université Alioune Diop bu Bambey ba nga xam rencontre boo xamante ne étudiants yëpp amical yëpp nekk ci Sénégal ñoom ñoo ko teewee muy li ñuy naan la coordination nationale des étudiants du Sénégal rencontre boobu mu ngi amoon juróomi fan ci weeru décembre ca Bambey ci ginnaaw rencontre boobu ñu tënkoon ne bépp amical bépp université nekk fii ci Sénégal ñoom dañuy jàppale waa Bambey ci li nga xam ne mooy xeex bi ñuy xeex ndax ñun jàpp nañ ne waratuñ sax di naan kii étudiant UGB la wala
Dakar wala Thiès wala Ziguinchor ñun dañoo jàpp ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te am nañ benn dénominateur comme mooy lan ñun étudiant Sénégal lañ donc bu ñu laalee benn rek dañuy laalaale ñun ñëpp ba looloo tax ñun ñu wàcc tey ngir manifester suñ soutien ak suñ solidarité suñ frères yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Bambey te comme ni ma ko waxee rek lii benn alerte la rek parce que autorité bi alerté nañ ko bu yàgg à travers des communiqués mais comme ñoom bëgg ñu réagir nous on va les pousser à réagir plus rapidement comme ça suñu morom yi ñoom tamit ñu mën a jàng comme ñëpp ndax fu mu nekk nii ñu nga fa jànguñ xëy ñu ñëwuñu la ñuy lekk dara baaxu ci manqué ndox lépp loolu daal nekk na loo xam ne dafa compliqué ci ñoom ba loolu moo tax ñun nag ñu génn li ñu njëkk a revendiquer mooy ñooñu nañ leen delloo seen droit nañ rétablir ni mu gën a gaawee amical boobu ca diwaanu Bambey bokk na ci aussi ci li ñuy ñax mooy suñu mbokk étudiant boobu génn àdduna te mbokkam yi sax étudiant yi fa nekk na moom ginnaaw intoxication bi la génnee àdduna ñun bëggoon nañ ñu leeral loolu maanaam décès boobu bëgg nañ ñu def enquête bu sérieuse responsabilité yi ñu mën leen partager bu fekkee day laaj ay sanctions ñu sanctionné ñi nga xam ne ñooy autorité. loolu dégg nañ ko à travers la presse parce que étudiants yi nekk Bambey ñoom ginnaaw rajo bi ñu amaloon newoon nañ ñu ne ñoo ngi doon saytu ba xam ndax autopsie bi disponible na waaw wala déet te liñ jëlee Bambey mooy comme information suñ camarade boobu inhumé nañ ko sans pour autant ñoom ñu xam résultat autopsie bi te man jàpp naa ne nit bu génnee àdduna avant ñu koy enterrer war nañ xam les circonstances de la mort te loolu nekk na loo xam ne étudiants yi nekk Bambey ñoom nee nañ jamono ji ñuy rob seeni camarade xamuñu woon carrément li waral maanaam moomu ñàkk bakkanam. D'accord. Ce point de vue par rapport ak présence force de l'ordre yi ci université bu Bambey ndax loolu mënul ñëw yoot ba ci université bu Dakar loo ci xalaat. man jàpp naa ne université yi certes université lañ ñoom ñëpp mais bu nekk am na particularité boo gisee ñu gën a sonal université Bambey ba bàyyi takk der yi ñoom ñu dugg ci biir di am lu ñuy régler wala sax di jàpp yenn étudiants yi man jàpp naa ne loolu li ko sabab rek mooy maanaam dañ leen xeeb ci nombre dañ ne ñii bëriwuñ mais loolu moom ñun duñ toog sax di xalaat ne loolu war na mën a am fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ndax loolu moom nekk na loo xam ne buñ ko defee rek mooy maanaam daal taal nañ tuuxi duuna. alors alerte nga wax leen lii avant première la lan ngeen leen mën a xaaraat wala lan mën a xaar ci yéen ngir ngeen continuer ko xeex. xeex bi nag nekk na xeex boo xam ne tàmbale nañ ko tey te comme ni ma ko waxee rek lii c'est en guise d'alerte bu laajtee ñu dem fu gën a sori ñun duñ hésiter dinañ dem ba fu mu yem neex ndaxte ñun on a alerté donc on est dans l'obligation ñu dem ci action te tàmbale nañ ko tey alerté nañ espérons que autorité maanaam suñu tutelle muy ministère muy recteur bu université bu Bambey wala sax président de la République ñoom ñoo ngi ñuy dégg te xam nañ ne nous les étudiants buñ leen ne ñoom nañu indi satisfaction rek war nañ ko def. ndax situation bi ci biir lan moo fa xew am na ay arrestations am na ay blessés au niveau des étudiants. bon arrestation j'ai pas eu l'information peut-être mes camarades voilà il vient de me signaler que am nañ suñ benn camarade buñ jàpp mais ay blessés moom mënul ñàkk ndax fu ñuy sànni ay xeer ak ay lacrymogènes. Je pense que c'est normal mu am ay blessés mais ci liñ jot a am comme information wala li nga xam ne ñun gis nañ ko ci terrain bi amul blessé boo xam ne c'est très sévère c'est juste ay lésions yu simple nii ak la plupart li leen sonal mooy peut-être dañoo am genre maladie yu mel ni asthme ak lacrymogène yi noyyi moo tax à chaque fois ngeen dégg ambulance bi di dem di ñëw mais amaguñ benn blessure boo xam ne c'est sévère. mu nekkoon kenn ci étudiants yi nga xam ne tey jii wax nañu lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne tax nañ ñuy def li nga xam ne moom mooy manifestation. ñoo nekk ca université bu Bambey ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne amoon nañu ko foofu muy ab étudiant boo xam ne wax nañu ne li ko faat bokk na ci intoxication alimentaire naam sax autopsie bi bu ñu ko defee niñ ko laajee léegi wax nañu rek dafa amoon feebar boo xam ne ñu ngi koy tuddee hépatite waaye wax nañu ne loolee dalul seen xel ndax kooku
suul nañu ko te xamuñu woon sax ne loolu moom moo ko daloon wax nañu ne nag lii benn alerte rek la bàyyeeguñu dinañu def seen kéem kàttan rek ngir revendication yi nga xam ne ñi ngi koy def au niveau de l'université wala sax fi nga xam ne mooy université Bambey. ñi nga xam ne ñoom étudiants yi tàmbaliwaat nañu xeex bi ginnaaw bu ñu defee benn temps d'arrêt bi nga xamee ne def nañu temps d'arrêt ngir rek ñu foogoon ne nag ñoom dem nañu waaye dañoo jékki-jékki rek tàmbaliwaat sànni li nga xam ne moom mooy ay xeer waaye takk der yi ñoom tamit commencé waat rek di lancer ay grenades lacrymogènes gis nañu jéem nañu woon dugg sax sànq ci biir université bi mais ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi ñoom ñoo ne rek pour ñi yore caméra yi daal di génn. Internet yi comme ni leen ko waxee woon en direct ci biir Dakar Buzz TV Université Cheikh Anta Diop ci suba ba léegi muy jàmmaarloo bu dox ci diggante takk der yi ak étudiants yi nekkee fii ci UCAD li ko waral nag du leen lu dul ñu ne dañuy soutenir seen moroomu étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ca Bambey ñu gis nag démb seen recteur autorisé à ce que takk der yi dugg ci biir université bi ba ñu wax ñi sax ne am na ñoo xam ne daat na leen ci teg loxo li ko sabab nag du leen lu dul ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yooyu dafa am kenn ku si ñàkkoon bakkanam li ko waraloon mooy afa amoon intoxication alimentaire wax nañu ne sax ne nag loolee du dëgg dafa amoon li nga xam moom mooy hépatite loolu la certificat genre de mort bi définir waaye ñoom nee nañu seen xel nag nanguwul loolu benn yoon moo tax tey jii ñuy daal di rek jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñu ngi xamal ne nag benn arrestation rek moom moo am waaye ci am na ci ñu bari ñoo xam ne am nañu ay gaañu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yooyu nekk ci biir ndax gis nañu kenn koo xam ne seen coordonnateur la jël nañu ko léegi rek mu daal di wax mu mel ne nag xeex bi jeex na waaye dañoo demoon utiwaat doole gis nañu ko dañoo jékki-jékki rek étudiants yi tàmbaliwaat di sànni ay xeer waaye policiers yi di sànni grenade lacrymogène yoo xam ne nag wax dëgg yàlla saf na lool ñu ci bari sax fa la ñu jaaree rek daal di daw génn fii nga xam ne moom mooy rond-point université Cheikh Anta Diop ni ngeen koy gisee Amadou si beneen wàll ba seen oto yi nga xam ne nag ñoom boobu ba léegi ñoo ngi ñëw di taxaw si bunt bi renfort wax naa leen ko sànq ne ñëw nañu filé ci université bi parce que xeer yi ñu ngi koy gis noonu dañuy jékki-jékki rek xeer jógee ci biir université bi ñëw fekk si ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi waaye ñoom tamit ñi ngi riposté ngir rek bañ na lu leen bett yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan Dakar Buzz ñu fàttali rek de ñoo ngi fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakaru ginnaaw front bi dox ci diggante étudiants yi ak takk der yi. internet yi comme ni ñu leen ko waxee woon ñu ngi fii ci université Cheikh Anta Diop yéen ñi nga xam ne yéen a doog a seetaan si direct bi di ko waral rek du lenn lu dul jàmmaloo ci diggante takk der yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi nag li ñuy ñaawlu tey jii wala sax li tax ñu génn ci tali bi wax nañu ne rek dañuy rek jàppale seen moromu étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ci université Bambey te am ku ci ñàkk bakkanam ñu ne intoxication alimentaire maanaam lekk gu bon goo xam ne jox nañu ko moo tax rek mu jaare fa faatu waaye sax ñu gis ne autopsie boobule ba ñu ko defee wax nañu ne kooku amoon na benn feebar bu ñuy wax autopsie waaye bu ñuy wax hépatite ngeen jéggal ma waaye wax nañu ne loolee nag taxul mu daal di ñàkk bakkanam ci looloo tax tey jii ñuy jàmmarloo ak takk der yi gis nañu ko bi 8h jotee ba léegi ñu ngi file di jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ay jet de lacrymogène li nga xam ni moom mooy itam ay xeer yoo xam ne ñu ngi koy sànnante ñoom ci seen biir dañuy jékki-jékki rek def benn calme plat boo xam dañuy yaakaar ne ñii di étudiants yi pare nañu ñu reporté waat ñëw gis nañu léegi jël nañu kenn ci ñoom muy coordonnateur ci ay étudiants li nga xam ne wax na ko waaye waxaat ne ne kenn ci ñoom teg nañu ko loxo te it am na ñenn ñoo xam ne am nañ ci gaañu li ko waral nag du leen lu dul rek si nga xam ne
moom mooy li nga xam ne moom mooy lacrymogène yi ñuy sànni ku am asthme wala yenn feebar yi doo ko mën a nooyi loolu rek mooy waral ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sapeur yi wala sax li nga xam mooy ambulance yi ñëw di jël si ñenn ci étudiants yi loolu nag moo waral tey jii de ñu nekk en direct ci biir Dakar Buzz TV muy site bi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllum information boo ko seetaanee rek di nga ko am ci nu mu gën a gaawee waaye itam ci nu mu gën a leeree fii ci université Cheikh Anta Diop gis nañu ko ci takk der Amadou bu fekkee mën nga leen jël rek renfort yi ñu ngi ñëw par ndànk-ndànk ngir jàppale si yenn dispositif yi nga xam ne jël nañu ko te ñu taxaw fii étudiants yaa ngi noonu ci biir taal ay pono ci biir université bi waaye itam takk der yi ñoom it ñu ngi taxaw ku ci ne téye li nga xam mooy grenade lacrymogène boobu mënee jël takk der boobu nga xam moom xeer la tëdd nga baale ko ci loxo yi parce que bu ñu sànnee lacrymogène ba sonn xeer bi rek la ñuy mën a jël ngir rek daal di koy sànnante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi. Bambey wax nañu ne bokk na ci takk der yi nga xam ne démb recteur ba autorisé woon na leen ngir rek ñu dugg foofule ñu daal di leeral deewu Kaline Badara Ndiaye mi nekkoon seen camarade nekk foofule ca université bu Bambey gis nañu sax démb bokkoon na ci li ñu ñaawlu muy takk der yooyu nga xam ne sax jot nañoo teg loxo ñenn ci ay étudiants ba tax ñuy alerté ne rek loolee ñu ngi koy ñaawlu bokk na ci fitna gi nga xam ne takk der yi teg nañ ko mu ngi noonu ay verre la Amadou bu fekkee mën nga di ko jël ndànk-ndànk rek parce que dem foofu de nekk lu wóor te nit ñaa ngi aw foofu di fasaani ay verre la ñuy jël noonu di jóge ci biir université bi di génn nit ñi nag ñu ngi doon dox ndànk-ndànk di ñëw ci def li nga xam ne moom mooy demi tour ndax mënuñoo accéder rek fii nga xam ne moom mooy ci rond point bi ñeneen ñi moom dañuy risqué di aw ndànk-ndànk ak lu ci munti am daal mooy étudiant ngi ci biir moom gis nañ ko policier bi it mi ngi foraat li nga xam ne sànni nañ ko di leen ko sànniwaat ñeneen ñi di sànni baax a baax ci biir enceinte université bi ñu koy sànni ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti côté bi ñuy sànni nag foofu mu wax nañu ne ay citoyen ordinaire ñoo fa nekk maanaam amul sax policier bu taxaw foofu la waaye ay nit rek ñooy romb di dem ñu moytu éviter foofu rek voilà mu am ay gaañu gaañu. ñu ngi Amadou jërëjëf fii ci biir. oh. démb nag ki nga xam ne moom mooy rek autorité yi dañoo autorisé woon à ce que takk der yi dugg foofule ci biir université ba wax nañu sax am na ñu ci teg loxo loolee mu nekk lu ñuy ñaawlu waaye di wax recteur bi ak ki nga xam ne moom mooy ministre de l'enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne ne lépp loo xam ne rek am na fa wala dal na leen ñooñee ñoom ñooy gàddu responsabilité étudiants yaa ngi noonu ci biir Amadou di daw di dem ci beneen côté bi da ngay jékki-jékki rek daal gis ful bu bare bari daal di génn ñëw ñeneen dem mu mel ne stratégie nag la ñu teg bu ñuy ñëwee xeex ba noppaliku dañuy dem ñeneen daal di ñëw waaye ak lu ci munti am daal xam leen ne lacrymogène yi nga xam ne taal nañu ko fii de tey wute naag yi ñu daan taal parce que yii dafa spécial gis nañu sax ne dañu koy yëngal bu baax a baax laata ñu koy sànni waaye buñ ko sànnee daal safaay bi bàyyiwul kenn koo xam ne rek mu ngi taxaw fii ci université bi kon internautes yi ñu bàyyi leen tuuti rek ak image yi nga xam ne moo am fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar.